Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi doore xibaaru digg bëccëg geek lu ñeel li nga xam ne moo xew ci waaxi Ndakaaru yi naka démb mu di genn gaal gokk gaaluk looco la yeboon nit yu bëggoon a jël mbëkk mi wutali bitim réew mujj gi gaal googe mbëkkanteek gaal guñu ne patrouille nationale la ba am kon ñoo xamante ne ji daal bi gaal gi wëngeeju dañu réer am ca ñooñ jot nañu leen a sauvé toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yëf ya ak na mu demee ñooñee nga xamante ne ji sauvé nañ leen ca gaal ga jamono ji ña nga ca loxoy police ñu tëye ngirub enquête Alaaji Njóogu Jën di ñu ci dollil yeneen i leeral. gannaaw bi ñu jéem taxawal gaal gi yeboon ay nit ñu bëgg mbëkk yi ñu bañ si la nag bateau bu marine nationale bi daal di koy mbëkk ci kanam ci noonu la gaal gi daal di këppoo di gaal goo xamante ne yeboon na diggante juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaar fukki nit bu ñu sukkandikoo ci nit ci rëcc ci gaal googu wax ñi nga xamante ne ñoo enquête bi nekk ca banxaasu police bi ñu dénk wàllum xeex mbëkk mi di division nationale de lutte contre le trafic des migrants bu police. ci suñuy xibaar bateau marine bi li mu njëkk a def mooy wax capitaine bi yoroon gaal gi mu taxaw mu daal di lànk gannaaw gi ñu jëm ko laal ñetti yoon taxawul mu taxaw li ci desoon rek bu ñu sukkandikoo ci ki ñu waxal mooy daal di mbëkk gaal gi ci noonu la këppoo ci juróom-benn fukk jàpp juróom-ñaari fukk nit ñi nga xamante ne dañoo bëggoon a dem Espagne fanweer ak juróom-ñeent mujj na leen a sauvé am na ñeneen ñoo xamante ne dañoo daw wante nag police ñi ngi leen di wër jamono ji ñaar ñi nga xamante ne ñoo yoroon gaal gi dañu njort ne ñoo sooke mbir mi ñoom njort nañ ne bokk nañu ci ñu réer bu ñu sukkandikoo ci suñuy xibaar ñi rëcc nag dañ leen daal di woon yóbbu ca base navale amiral Faye Gassama bu marine laataa ñu leen di jébbal police mi wéyal enquête bi ngir xam ku nekk ci ñoom nu mu laalee ci mbir moomu. bu enquête bi nag jeexee nag la ñuy xam lan la ñuy dogal ci seen mbir ndax dañ leen di bàyyi ñi ñibbi seen kër wala bokk dañ leen di jébbal yoon ñoom nit ñooñu nga xamante ne dañoo jëloon gaal ngir mbëkki ci réewum Espagne. ba ñu mbëkkante ak gaal goog nee nañu marine nationale moo ko moom accident boobee am ca l'armée def na communiqué ngir di leeral indi tontu ci yenn ponk waaye am na ba léegi lu lënt xelu nit ñi ci yëf yaak na mu demee Babacar Fall jëm ci indi tontu. li xew bërki biig ci géej gi ci fii ci wetu Ndakaaru scandale weesuwu ko li ñuy njëkk a laaj mooy est-ce que ñi fexe ba gaal gi këpp seen yéene nekkul woon faat ña ca nekkoon. normalement marine bu Sénégal ak bu Espagne am nañu xam-xam ak xarala goo xam ni war naa tax ñu bëgg a arrêté ab gaal def ko ci loo xam ni du am benn problème. lu tax doole ji ñu def bërki biig ci géej gi ci gaal googu ñu def ko te moo ne yëf yi soriwul ndax fa mu xewee diggam ak Ndakaaru juróomi kilomètre képp la kon gaañoo ñu bëggoon dem Espagne soriwuñu woon. lu tax kon ñu jël doole jooju yëpp ak fitna googu ak lu mel ni ëppal gu ñu def ci songu gaal gi nga xam ni ay bakkan a ci nekkoon te normalement boo def marine mbaa lu koy nuru am nga xam-xamu defee yëf yi noo xam ni loraange mën na caa bañ a am waaye ñëw mbëkk gaal gi mu këpp am ñu mucc am ñu réer. nguurug Sénégal ak nguurug Espagne lu jig njaaga ñooy njaag xeex immigration clandestine maanaam wajaase ci loo xam ni awul yoon warul tekki ni dangaa war a faat ña koy jéem a def. ñàkk yërmande giñ seetlu ci li xew jéggi na dayoo jaaduwul. xoolal xale yi nga xam ni ba gaal gi këppoo jot nañ leen a sauvé amul leneen lu ñu leen def lu dul di leen yóbbu police téye leen fa garde à vue ci ñoo xam ni seen bakkan tuuti mu des ci nga xam ni kon seen bopp yi yëngu na li ñuy wax suivi psychologique maanaam toppatoo leen ci wàllu xel ba seen xel dal defuñu ko lu dul téye leen ci garde à vue nga foog ni lii du gën a découragé loo xale yi nga xam ni ñoom dañoo tàyyi léegi ci kilifay Sénégal ndax nit bu muccee ci lii xew war ngaa am weneen doxalin bu dul lii nga ko def. leneen li nga xam te warees na ko teg ci réew mi laaj ko mooy bateau Espagne yi ne ci ndoxub Sénégal gi di def lu leen neex gaa dëgg la ñu ngi ci li ñuy wax Frontex mooy agence européenne de garde frontière et de garde côte bi nga xam ni léegi sax parlement européen mënatu leen contrôler lu leen neex def dañuy dem signer directement ak réewu Afrique yi bu ko defee bu ñu defee njombe li leer ba leer mooy mën na noo faat defi njombe def lu leen neex te dara du leen ci fekk mu mel ni rek njaayum jaam ñëwoon wala mu doon colonisation bu bees. waaye xam ngeen ne européens yi lu leen neex def ginnaaw président Afrique yi lu xew foofu ñu ne man Charlie la bañ a doon Mouhamad mi nga xam ni dessiné nañ ko dessiné saaga woo xam ni yow nga nekk njiitu réew mi yëkkatoo ci kàddu dugal sa bopp ci say mbagg toog ci sa palais sañoo ni piip. Alaaji Babacar Fall ki fi newoon jamono jëwrin ci gouvernement bu Sénégal di Ngoné Ndoye
moom li mu sàkk mooy ñu delloosiwaat ci réew mi ministère sénégalais extérieur nee na ngir ñu gën a mën a taxawu mbirum doxande mi Sénégal yeeg ñi nga xam ne ñoo ngi bitim réew ak ñiy bëgg a dem sàkku nañ ci njiitu réew mi Macky Sall pat gi mu nekk bay fii xew ak léegi mu génn wax ak askanam te ba li mu def muy toog di bind di leen yóbbante lu aju ci mbirum immigration clandestine mu gis ne taxawaay ba ca war dëgg-dëgg faaw des ci jëmbat yi teeg fulla buñ ko fi bëggee jële moom njiital réseau femmes enfants migration ak développement communautaire di Ngoné Ndoye moo ne woon ganu RFM matin. wax président de la République ne ko man dégguma ko parce que man xaw ma tweet ndax jànguma école aw ma internet man yaay laa ju doomam des ci àll bi des ci géej duñu kenn duñu ñaar di ay jarbaat di ay borom kër di ay xarit ma di ko xaar ci kanamu télévision bi nationale 20h mu arrêté tous les programmes jàkkaarloog askan wi ndax li dal ci Sénégal nii toll na ne Covid mbaa mu ëpp ko parce que gangrène la am ne président jël journal bi 20h jàkkaarloog askan wi massawu leen jaale leen te yëkkati bigam jël ay décret cell gi moom yéeme na. jël ay décision jot na war na. décision yu mel nan par exemple. bi ci njëkk mooy dajale boppam bi Covid amee dafa dajale boppam dajale acteurs yi waxtaan ak ñoom bii dajale boppam mooy woo partenaire au développement yi partenaire technique et financier yi woo acteurs yi association yi liggéey ci biir migration décaisser un montant bu am solo jëmale ko ci secteur bi ci naka dama dégg barki démb ba léegi ñuy wax ci mbirum formation professionnelle jeunesse emploi am na xanaa employabilité ay détails ndax président de la République acte bi mu war a njëkk jël mooy sagal migration sargal ko jox ko gëddam mooy def ko mu nekk ministère. C'est un ministre qui peut parler en face d'un autre ministre de l'intérieur bi yor garde frontières yi ministre des finances et de l'économie bi nga xam ne moo yor koom-koom boo xam ne nii migrants yi dañuy indi plus de 1000 milliards par année ci réew mi ministre de la formation professionnelle ministre de la jeunesse ñooñu ñëpp di ay ministre nga war a amanteeg ñoom di seen nawle ndax yow yaa yor plus de 3 millions de Sénégalais yu nekk bitim réew ñu di def sous-secrétaire d'État wala ñu lay def ay direction acte bi mu war a njëkk jël bigam def décret mooy rendre à ce secteur son honorabilité mais sa puissance. leneen ci wàll bokk na ci mbiri immigration clandestine ak daat yi nga xamante ne kon ñoo ngi ko cay wax ana loi bi fi ñu tollu tembe lan la ca santaane ak luñ ci mën a jàpp Mouhamed Ali Mouba. criminaliser immigration clandestine ba léegi nii loi bi ñu voté 2005 délit la ko jàppee woon ci article 4 loi bi nee nañ képp koo xamante ni organiser nga trafic d'être humain dañ lay punir tëj la diggante juróom at ba fukki at naka noonu itam ñu fay loola amende 1 million dem ba 5 millions loi bi nag bu ngeen fàttalikoo ci 2005 lañ ko voté ci contexte boo xamante ni daanaka jeunes yu bëri dañ doon jël gaal yi wutali Europe waaye nag ba léegi nii gis nañ ni yëf yi wàññeekul fukki at ak juróom gannaaw bi ñu voté loi boobule tey jii looloo tax ñu bëgg ñu criminaliser ko yokk daan yi waaye nag daan yooyu buñ sukkandikoo suñu juriste bi dafa war a concerner ñoo xamante ni ñoom ñooy organiser trafic bi ñi ngànk mbir mi ndaxte ay filière criminelle lañ ñi moom bateau bi ñii dem wuti jeunes yi ñiy inscrire ñi yóbbu daanaka chaîne bi yëpp complice yi ñu man leen daan à perpétuité daanaka seen ngir dund loolu kese mooy tax ñu décourager ñiy def li nu mel la naka noonu itam juriste bi jàpp ni fokk ñu am politique commune diggante Sénégal ak sous-région bi ci cadre UEMOA wala ci cadre CEDEAO bu ko moyul daanaka bu ñu yokkee daanee fii mun nañ jóge fii dem yeneen dëkk yu sorewul Sénégal di continuer li nu mel. ñaari téeméer ak ñeent fukk ak benn candidat yi bëggoon a def concours ngir dugg école sous-officier bu gendarmerie te ñu kale leen tey jii xëy nañ ab doxub ñaxtu Fatick la ñu bëggoon a dem waaye doxub ñaxtu ba jam ñaajo la yam gendarme yi ñoo leen dogale dakkal yëf ya ki nga xam ne mooy Mamadou Diop bokk ci ñoom ñu déglu ko ci micro Abdou Diouf Diagne. collectif bi nag bi ñu yeewoo wutali Fatick nag bi ñu génnee Tëngéej tey wuti Diamniadio fa la leen gendarmerie arrêté waaw bi ñu leen arrêté nag xamuñu lan moo tax ñu arrêté ñu nag waaw parce que fi mu nekk dañu nekk di wax ci wàllu concours bi ak ci wàllu marche bi ñu ni carrément ñun dañuy marche parce que gis nañ ni concours bi ñun dañ ko jàll 140 yi ñu jël ñoom ñoo defandoo li ñu defandoo lépp amul benn critère de sélection boo nga xamante ni war na mën a jël 140 yooyu di jéem a léser les 241 candidats yi nga xamante ni def nañu concours bi yëpp comme ñoom gendarmerie nag ginnaaw bi ñu arrêté nag waxuñu dara waaw lu dul marche bi lan moo tax ñuy marché loolu la ñi nga xamante ni ñoo fa nekk wax ak
wàllu concours bi waaw concours bi nag ñun lépp luñ ci mën a wax lu dul intégration ñun waxuñu leneen ñun intégration la ñu bëgg ñu xam ni carrément lii ñun ñoo ko yeeyoo ñoo ko liggéey depuis 2019 ba tey ñun dañoo war a intégrer pour ñi nga xamante ni ay 241 ndaw yoo xamante ni ci biir Sénégal fii la ñu dëkk ñoo def concours bi jàll ko. ci wàllu yoon ak yoonal Pape Alé Niang ak Mody Niang tribunal daan na leen 3 weeri kaso yu ànd ak sursis ba noppi alamaan leen fukki millions yoo xam ne nee nañu ko jox kii di Cheikh Oumar Anne la tax moo di Cheikh Oumar Anne moo leen yóbbu woon ca yoon doon leen tuumaal ne dañu koo sosal tribunal daan leen lu aju nag ci keneen kookit kook bokkoon na ci ñim yóbbu woon ci yoon di Nafi Ngom Keïta doon ko jiiñi sos tribunal nee na moom li mbir moom munu koo atte ci jamono jile nga fàttali ko ne yëf yi mu nga tukkee ginnaaw livre boo xam ne journaliste bi di Pape Alé Niang bindoon na ko tuddee ko scandale au cœur de la République le dossier du coude kenn ci avocat yi Pape Alé Niang yi nga xam ne kon jokkoo nañu ak moom xamal nañu ne dinañu def appel ndax dogal boobu tribunal grande instance bu Ndakaaru génnee ñoom ànduñu ci rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. tey ci digg njolloor gi maanaam 1h ci ngoon ci 1h kon ci digg bëccëg gi ca la ONC Jamra ak yeneen organisation islamique fas yéene dem jébbali fële ci ambassade bu France bataaxal boo xamante ne ji dañu cay ŋàññi ak jéebaane kàddoog taxawaay bi Emmanuel Macron njiitu réewum France amee jëme kon ci diine yi l'islam ak kàddu yu mu ci yëkkati ba ñu koy ñaawlu fu nekk ci àdduna bi Mame Matar Gueye ak ñi mu ci àndal di xam le ne daal loolee kon dañu koy def te it ñi ngi ñaawlu nuppi gi nga xamante ne ji kon ni ko nañ ko niti diine yi ci réew mi ni ñu ko nuppee ci moomile mbir Mame Matar Gueye ay kàddu la yooyu mi ngi ko dénk Ajaratu Binta Diallo. li fi xewoon ci bu yàggul ginnaaw bi fi ay nasaraan ñàkkee woon teggin suñu ay wasila jullit yëpp a wàcc ci mbedd mi fees dell kenn tàgguwul sa morom ñëpp a jóg mooy li tubaab di wax réaction spontanée mu wuute nag ak lii ñuy constaté te neexuñu ñun en tant que jullit te bari nañ ci ay moroom mu di nasaraan yi dañu ñàkkee teggin ngën ji mbindeef seydil awwalina wa seydil axirina ginnaaw bi nga xamee ni bii le président de la république française yëkkati na ay kaddu tubaab di ko wax ay propos blasphématoire maanaam di xotti worma ak di ñàkkee teggin ka nga xam ne mooy yaakaaru 1,8 milliard de musulmans à travers le monde dëkk bi ne tekk mel ni dara xewul en tout cas ñun suñu wàllu bopp ñun Jamra dinañu waslu ak yóbbu benn lettre de protestation ndax fa la suñu doole yam jébbal ko ambassadeur bu France tey ngir won ko suñu naqar li seen chef d'état tàmbali di def théorie xamal français yi ne leen am ngeen droit nataal ku leen neex am ngeen droit caricaturer am ngeen droit blasphémer kooku nag président la boo xam ne mën na taal am réew ndax yow da ngay jiite ay catholique ay juif ay athée ay jullit ay protestant nga waroon am taxawaayu di rassembler di boole di tàppe xol yi waaye ngay yëkkati une partie de la communauté française di ko dóor sur une autre partie naan leen am ngeen droit nataal ku leen neex moo tax gis nañ les résultats te loolu kenn ñaanu ko woon te ñu ngi koy massalu ay mbokkam. loolee ñu def jëmee ko ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam jaare ca noonu wax ci guddi gi ñu màggal gane si gàdduna moom yonent bi Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam Medina Baye di ko waajal njiital Sénélec directeur général bu Sénélec Pape Demba Bitèye nekk ci pexe ngir gunge xew-xew boobee ci wàllum courant mook ña mu ci àndal xamle ne ne daal danañu def seen kéemtalaay kàttan ba jafe-jafe courant moom dee su ko dégg ci gàmmu gi ci Medina Baye daañu yokk liggéey bi ci yenn quartier yi nga xamante ne ji ñoo wër Medina Baye amit ay groupe électrogène yoo xam ne des nañ ko fa def ngir bu ñu gisul lu ñu xamul groupe ya mën a jël liggéey ba ci tournée bu mu doon amal ci këri diine yëpp foofe xalifa bu Medina Baye dalal na ko moom directeur général bu Sénélec Pape Demba Bitèye ba mu génnee lii la wax Ibrahima Diamé. comité d'organisation bi waxoon na ñun dafa bëggoon extension réseau bi ci quartier périphérique yi mooy ay Cheikh Tidiane ak yooyu loolu def nañ ko ba extension 20 kilomètres de réseau boobu noonu dina yegg bu soobee yàlla ci wàllu éclairage public bi tamit Sénélec réhabilité na réfectionné na éclairage public bi yëpp ba fu mu toll nii amatul benn point lumineux boo xam ne tàkkul ci Medina Baye dinañ def aussi ay groupe électrogène parce que xam ngeen ne fii événement bi di amee lu ñuy def comme événement yu mag yëpp dañuy teg benn groupe électrogène boo xam ne bu ñu amee rëq-rëq ci wàllu courant bi moom mooy enchaîner dinañ indiwaat beneen groupe aussi def ko li nga xam ne dina mën a jël lu wóor gàmmu gi yëpp ba nga xam ne ëllëg ci biir ñaanuñu ko yàlla bés bu ñu amee ndog-ndog groupe yooyu dinañ mën a continuer ba alimenter gàmmu gi correctement léegi ci wàllu kii bi aussi indi nañ juróom fukki junne masque yoo xam ne ñun ñoo ko apporté muy suñu contribution ak ay solution hydroalcoolique yoo xam ne nii aussi dina mun a permettre pèlerins yi yëpp ñu ñëw gàmmu ci jàmm dellu ci jàmm te mbas mi du ci am benn kii boo xam ne dina ko yokk bu soobee yàlla incha allah. fàttali ne ginnaaw xibaaru digg bëccëg gi da ngeen ànd ak soxna Nafissatou Sylla ci journal du gàmm mu di xibaar yu ñeel gàmmu ko ren gi ak fu ñu ko fas yéene tenté rek ci réew mi.
waxtaanee woppi coronavirus ci ak tolluwaay gi tey jii gis nañu juróom-benn nit yu am corona ci test yi ñu def toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett yëf yi ak nañu tëdd nemmeeku nañu ci lu aju ci ñaari cas communautaire feeñe ca diwaanu Wakam yàlla def jàmmit dégguñu kenn ku ñàkk bakkanam ci coronavirus gi cas garaaw yi tey ñi ngi toll ci juróom-ñaari cas garaaw lu aju ci woppi coronavirus jooje ak nañu ca taxawee ca diwaanu Njaareem commune ba di def bilan donte sax gis nañu ne jéego yu am solo la ñu ca def ba yëf yi delloo gannaaw maire ba di Malick Fall di sàkku ci askan wi ñuy wéy di wàccoo ak li ñu santaane ngir moytu lu lawal wopp ji Malick Fall ñu déglu ko ak Babacar Diouf. ñu ngi ànd ak population bi di liggéey ci liggéey bi pour mën leen jàppale mën leen taxaw moo tax ci temps yee passé joxoon nañ ay gel hydroalcoolique jàpp leen ci ay saabu jàppale ci daara yi boobu tey ji nag ñu ngi continuer di liggéey pour xool tamit ndax ñi nga xam ni wax dëgg neex yàlla bis bu ñu amee ay jafe-jafe dootuñu liggéey ñu nekk ci ndox mi ba mu demee ba tey dootuñu liggéey moo tax ñu xalaat tey bureau municipal bi ñu génn tey 100 tonnes de riz mu nekk après 2000 sacs de riz ñu mën koo jàppale askan wi boole ko saabu ak ay eau de javel mu nekk benn kit bu ko defee ñu mën leen ko jox boo xoolee nag bañ démarré ba tey te duñu arrêté fii génnee gum nañu 60 millions ci liggéeyu pandémie bi jàppale askan bi xalaat nañu sax am nañu jàkkaar sax fan yi di ñëw nañu génn benn somme bu am solo dimbale ko ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci service yi doon liggéey seen liggéey yàqu ñu xamal waa Diourbel tamit que wax dëgg neex yàlla feebar bi jógeegu fi mu ngi fi kon maa ngi waxtaan ak nit ñi ñu takk ay masques ñu respecter les gestes barrières. tey talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci octobre mooy bëccëg gi ñu jagleel wàllu audiovisuel ci àdduna bi yépp tey ji nag ñu dem xooli wenn wàll ci wàll woowee mu di mbiri archive ci média yi Sénégal yi nan lay doxe luy njariñ la lan moo ci am ni téq-téq ak i rëq-rëq Alaaji Ndate Diop. mbirum archivage di maanaam denc ba ca war li nga xam ni moom la rajo yi ak télévision yi di liggéey ci wàllu production lu am solo la moo taxit suñu rajo yeeg télé yi waruñu fàtte gannaaw lu ni mel di gis-gisu Amath Ba xelam màcc jëm ci wàllu archive audiovisuelle nekkoon tamit ci ay jamono ku ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu archive ci rajo télévision sénégalaise. mënee su ko bañ a am ndax boo bëggee fàttaliku même loo waxoon léegi rek dafay laaj nga dellu ci fi nga ko denc mënut a ñàkk ci rajo wala télé. ci groupe Futur Média lu ni mel jox nañ ko gëddaam bu baax a baax service archivage ba ma ngi cay def la ca war. Namouri Bari moom lañ ko dénk. jox nañu gëdd bu am solo li ñuy wax sauvegarde patrimoine audiovisuel parce que lii firndeel loolu mooy que ne GFM li mu njëkk a def mooy que ne ginnaaw ba mu xamee ne patrimoine bi dafa am solo trop pour ñun d'abord ginnaaw loolu mu xam ne itam lii bokk na ci li ñuy wax mémoire collective maanaam kon looloo tax itam GFM jël ay matuwaayam. ci beneen groupe taskatu xibaar di des médias foofa tamit lu nu mel lan wax rajo yi ak télé yi dañu war a nekk ay kàggu ngir génération yi di ñëw ëllëg Modou Mbacké Thiam moom lañ fa dénk lépp lu jëm ci wàllu intendance ak archivage. patrimoine audiovisuel bi muy production yi ñuy def dañ koy faral di denc bi nag il faut nga am matériel bi nga xam ne ni moom nga koy dencee mooy sa disque am sa serveur boo xam ne ni bu bëri ay giga yoo xam ne ni dañ ko ci mën a denc loolu lañ def fii au niveau de la régie jeexital boo xam ne ni bu ëllëgee dañ mën ne xam ne lii jaaroon na ci télé bi parce que aussi bu ñu fàtte ne ñi ñuy seetaan jamono ji ñu nekk nii ñu ngi koy seetaan waaye jamono ji ñëw si kanam aussi am na xale yoo xam ne ni war nañ la mën a won li nga xam ne ni jaaroon na fi ci ay jamono. wàllum archive moomu la cay ñuul rek bu ñu sukkandikoo ci ki nga xam ni moom moo yoroon lépp lu jëm ci wàllu archive ci RTS moo di jafe-jafe yu ñuy jànkonteel yenn saa yi ndax yenn éléments yi instrument yi leen war a liir moom moo tumuranke ndax jéego yi nga xam ni numérique bi mi ngi koy def. RFM bitim réew. Alaaji Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye. archive RTS de bu baaxoon théâtre kat yu bari danañu tuskare. bu archive RTS bu baaxoon théâtre kat yu bari dinañu tuskare xàcc yoo gisoo sëgu waaye am na looloo gën ci ñenn ñi. daa am ñu ci gis seen bopp daal. man daal xibaar bi ci réew ñu ànd ceeg yow dooree ko réewum Guinée mu mel ne foofee Guinée li gars yi bëgg moo di communauté internationale bi def médiation. waaw mission diplomatique bi li mu bëgg moo di ñu bàyyi këru Cellou Dalein Diallo bi nga xamante dañ ko bloqué ay takki der wër ko loolee nag mu ngi ko xamle ci ab communiqué gannaaw bi mu dajee démb ak moom Cellou Dalein Diallo ca këram Cellou Dalein Diallo moom nag dafa newoon ci ndaje boobu ba mu jeexee ni xaarul dara daal xaarul lu bëri ci émissaire communauté internationale yooyu ndax waa CEDEAO moom saa su ne Alpha Condé la ñuy faral jàpp leen ni itam ñaari vice président yu UFDG yi nga xamante ne dañ leen teggoon loxo mujjee nañ leen bàyyi ci guddi
guddi ñu ngi leen tegoon loxo gannaaw ndajeem mi doxoon diggante Cellou Dalein Diallo ak émissaire yu mbootaayu xeet yi ak Union africaine ak CEDEAO ngir jeexal nag ak Guinée génn àdduna Abdoul Gadjiri Diallo moo nekk président bu organisation guinéenne des droits de l'homme ñu ngi ko doon xaarani nag dimanche ci ab séminaire bi nga xamante ne waroon na ko fay fekkee. dafa am benn américain bu ñu enlevé fële ca Niger. noonee la demee ab missionnaire américain moom dañ ko enlevé teg ko loxo ci guddi gi nii ñu ngi ko tegee loxo nag wala ñu ngi ko enlevé. fi soriwul frontière uk Nigéria ci dëkk bi ñu duppee Masalati foofe nag dëkkoon na fa at ngi nii ak ñetti nit ñi nga xamante ne ñoom la bokkaloon njaboot mooy ñett nit ñi bokk ci njaboot ga fi xamal ñu ne tënku nag ci ay sources sécuritaires ne ñi ko yóbbu ñu ngi toll ci juróom benni nit bi ñu ñëw nag dañoo dox yóbbu ko. Félicien Kabuga mi ñu jàppee moo doon financé lépp lu jëm ci wàllu génocide ca Rwanda transféré nañ ko altine tey gii nii ca Lae moom li ñu koy toppee moo di génocide. Félicien Kabuga moom ñu ngi ko tegoon loxo ci weeru mai gi ñu weesu ca wetu Paris gannaaw bi ñu koy wër ñaar fukki at ak juróom ngi ñu waroon ko bu njëkk nag yóbbu ca Arusha di ca Tanzanie moo nekkoon président bu radio télévision bi di radio télévision libre des Mille Collines mi doon woote ngir ñu faat Tutsi jamonoy génocide ba. ca Bangladesh moom lu ëpp 40,000 ci ay doomu aadama ñoo wàccoon ca mbedd ma di woote ngir ñu boycotté lépp liy tukkee ca France maanaam produit français ya chiffre boobu it nag waa police ñoo ko xamle ñoom dañoo lakk sax ab photo Emmanuel Macron gannaaw gi mu yëkkee ay kaddu jëm ci caricature yi nga xamante ne mu ngi ko doon défendre jëm ci yonente Muhammad manifesté ba nag ñi ko organisé ñoo di ab parti islamiste. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Alaaji Georges de ca Diop. danañ génne vidéo ya. RFM Sport. Diagne ndax xam nga yéen vidéo lay wax. Diagne yow bul tontu xoolal noppi rek. jamono jamay théâtre ñu ne archive RTS mënuñu koo lire vidéo yi da la bëgg ñu génne ko. yooyu kay cat dugg na ca bay wéy na mbuus ndokk ko yàlla. wàllu tàggat yaram malal dañuy waxtaane mbiri équipe nationale football kat yamagul ñaar fukki at mu mel ne Sénégal ak Maroc ñoo war a daje tey ci ngoon. jongante xaritoo ñaareel bi yoon bu noo jongante ku ci nekk ñun da ngaa tàggatu ngir bokk ci éliminatoire coupe d'Afrique bu nu jagleel tout tànk yooyu ci atum dëwën gi ca Mauritanie. Sénégal nag war a bokk ci ku jongante bu ko ci yóbbu loolu ñu ngi war a amal ñaar fukki fan ba ñaar fan ak juróom-ñeent ci weer bii di ñëw fii ci Thiès moo tax xale yi nekk foofa di fa tàggatu ngir amal fa ay jongante xaritoo daal di ñëw nag ngir dugg si seen éliminatoire yooyu le waxtaanee waaw wàllu Ligue 1. ak fii ci réew mi génération foot mi nga xamante ne ji moom li mu namm 2021 tëral na ko. daaw dañ leen doon tëcc ak ñuy ñàkk ay jongante tax na ren ñu teel a matu daal di jàkk seen i jàjj ngir taxaw temm ci liggéey woo tax nu am équipe bu leen a mën a dugal ci championnat bi ndax ñoom ne daal leenu tàmm te miin ko mooy ami ndam fan ñuy jaar nag ba ndam yooyee wuy si leen xaal nañ seen ay yoon te am nañu njort ni buñ sa jaaree loolu dina mën a yegg Talla Fall moo yore seen jokko waxtaan na ak Soda Thiam. staff bi mi ngi réunir di liggéey bu baax ci wàllu boobu ñoom seen biir déjà ak Olivier Perrin mi nga xam ne moom mooy directeur des centres de formation di xool ban stratégie la ñuy mettre en place comment faire la préparation hivernale comme on dit donc li ci war ci wàllu boobu yëpp ñu ngi koy toppatoo di wax ak xale yi di leen ñaax pour vraiment reprise bi nga xam ne moom la ñuy waajal ñu mën ko def ci nu mu gën a rafetee. waaw mais xam nga départ ci génération foot moom di doon loo xam ne toujours mbetteel lay doon donc léegi ñun ñoo am pour mën a anticiper dem yooyu donc ñun ñoo mën a xam ñi nga xam ne ñooy dem ak ñan ñoo leen war a remplacer ñu mën ci anticiper ba nga xam ne départ yooyu vraiment du ñu mën a metti parce que ku xool ci cursus génération foot boo xoolee chaque année di nga gis ay joueurs yu war a dem et boo baak léegi ñu ngi mën a pallier départ yooyu xool ñi leen war a mën a remplacer daan na jar sax ñu war a recruter yaakaar naa ne ren politique de jeunes mooy ëpp ci li nga xam ne moom la club bi nar a def xale yi fa nekk dinañ leen jox seen chance ci bu ci yàlla àndee loolu moom mooy ëpp ci li nga xam ne moom la ñu nar a def.
leneen ci wàllu football bi mooy Ligue des champions ñaareel bi journée phase des poules yi tey jii 17h bu tegalee 55 minutes Lokomotiv Moscou ca Russie ñoo di dajante ak waa Bayern de Munich bi yore raw gàddu gi fi mu toll nii Inter Milan moo di suy ak waa Shakhtar Donetsk Disney Fair Porto Olympiakos Atalanta de Bergame ak l'Ajax d'Amsterdam Liverpool ak Sadio Mané ñoom équipe bu ñuy footballal mu ngi tudd Midtjylland beneen jongante ba di Marseille war a dajante ak waa Manchester City boobu des ko def en direct ci rajo bi ànd ci Cheikh Tidiane Diagne ak Tassirou Diallo ak Sapata mu yore wàllu zëm bi leneen ci wàllu xabaar itam mooy gis waxtu bi ñuy addoo Matar Ba mi ñu dénk tàggat yaram gi mu ngi dajal ak Gris Bordeaux ngir ñu waxtaanee CNG bi ñu war a samp fii ne ñetti waxtu dina dalal kii di Khadim Gadiaga président des lutteurs en activité. wàllu basket Louga basket club moom li mu bëgg mooy ay raaya. ay raaya la ñu bëgg moo tax nu wutub xaalis ba mu toll ci ay millions yu bëri wut ay suwër daal di tàmbalee namm seen i jaaj ngir dugg ci jongante bi Soda Thiam. Louga basket club nag xamal nañu ne noppi nan ngir daal di dugg ci saison gu yees gile bu ñu sukkandikoo ci seen président di Jacques Ndiaye. ñu de xanaa pare nañ fi mu toll daal pare nañ ndax am nañ wut nañ juróomi joueurs yu ñokk par rapport seen effectif daaw 2 joueurs qui viennent de l'AS Police de Mali de Bamako 2 joueurs sont venus de Kees et un autre joueur de l'UGB ak équipe féminine aussi bu wut nañ fa 4 joueurs yu bees. club bu basket bu Njàmbur bi nag lu ñeel saison gu yees gi teg na ay mbëbët yu leer. Louga basket club équipe bu góor ñi danañ mën a am taxawaay bu baax ba xam ne ku tudd équipe tudd ko équipe jigéen ñi aussi mu am mën a yëg première division at bi. ngir loolee nag mën a antu naama il faut que ñu am effectif yu baax waaye itam ci wàllum koppar am na ci solo waaye ci foofee nag président bu club bi nag ma ngay dalal xel yi. toll daal am nañ 25 millions yoo xam ne taxaw na pour ay salaire parce que ñun xam nga ñun suñu principal bailleur c'est le ministre de l'Industrie Moustapha Diop jox na noonu conseil municipal bi Louga octroyé na noonu 15 millions comme subvention moom aussi si poche bi génne na 10 millions pour jàppale équipe bi. Louga basket club nag fas yéene na def kem kattanam ba équipe bu góoram yi ñu gis ko ca kaw waaye itam indi benn ci trophée yi ñu nar a sanc ci capitalu Njàmbur bi ci njeextalu saison bi. tabarkalla Mamadou. sànq yaa ngi wax Ajax am na genn gone gu sant Traoré gu cosaanu Burkina Faso. gone la gu jar a bàyyi xel. waaw gone ñoom Burkina Faso ñaaree ñi sant Traoré. seen tànk càmmoñ ñi day xor lool. waaw keroog day dugal bit yu bëri moom. tubarkalla waaye yéen itam keroog waa Arsenal de tubarkalla ñam ngeen. ñu di jaañ bul keroog Vardy moo leen ñamal. loolu dégg defati de. da di màggatum koroj ñun ay gone la ñu yor jaañ. bëgg noonu. jërëjëf ma la jaañ junior. Universel Pousse ak seen kénkéeri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf wax ju rëy ja Ousa Diallo waxoon président Abdou Diouf ba muy bëgg a xar suuf si dugg ci suur soi wax na ko Macky Sall président ku ne la réew mi neex na daf lay nax bil yéenekaay bi lan moo tax Macky Sall ak ñi mu àndal bëgg a xaati goon ci ne taux de chômage bi ci réew mi amul doole te bés bu yàlla sàkk ñu dégg ci réew mi gone yu mbëkk mi jël gaali loo cay wutali Barça ba ñu bari ci ñoom di far di mujjee Barsaq xewit wi dellu si ci réew mi di Barça wala Barsaq yéenekaay bi nañu dulu rafet ci derub Kor Marème boole ci ki dafay firndeel ne ngóor wàccaaca ab jeunesse am gëmatuñu ko amatuñu ci moom yaakaar Vox Populi nañu gouvernement bi def na ay xayma maanaam bilan ci li xew ci réew mi fan yi mu di immigration clandestine gi nee nañu ci diirub ñaar fukki fan ci ñu bëggoon a dem bitim réew jaaree ko ci géej gi wala nañu ci géej gi lu toll ci ñetti téeméeri doomi aadama ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ñiy yóbbuwaate di les convoyeurs jàpp nañu ci ñoom ñaar fukk ak juróom-ñett teg loxo juróomi gaali loo ca yu naroon a takk mbëkk wutali bitim réew journal bi nañu démb rek patrouille yu Sangomar bu marine nationale seppee nañu ci waaxi Ndakaaru yu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñeent yu ne woon ci gaal gu bëggoon a dem bitim réew gaal ga moo doon dàqanteeg Sangomar bu marine nationale ca la ñu mbëkkantee ca la gaalu looco gi këpp l'observateur di ñu nittali minute par minute ni mbiree demee gaal gi Soumbédioune la déparé woon juróom-ñaar fukki doomi aadama ñoo ca ne woon ñoo ngi jugee Ngaay Ndar ak Gueule Tapée bi gaal gi mbëkkante ak Sangomar jot nañu sowee ci migrants yi fanweer ak juróom-ñeent ci waaxi Ndakaaru yi fay tolloog Almadi journal bi nee nañu fa la mbëkkante gi amee journal La Tribune nañu fanweer ak juróom-ñeent kese la ñu sowee ci yëf yi ña ca des ñëpp kenn xamul fu leen jant bi tiim ñoo ngi wéyal wër gi ba léegi nag journal Libération xëy xibaar bi ci xëtamu njëkk Barça wala Barsaq am na jeneen jéyee ju amati ci géej gi gaalu loocu gu yaboon ni nit bëggoon a dem bitim réew gaal ga mu wëngeeju ci waaxi Ndakaaru yi waax yi mu di géej gi ndoxam sawara la ko anki dina kay tuddee immigration clandestine mi ngi gën di takkarnaase ci réew
mi jëy yaak njombe li muy jur ne jasar ci réew mi enquête dina kay nañu ñaar fukki nit ak lu teg dee nañu ci géej gi gannaaw ba seenu gaal mbëkkante gaalu marine nationale le président national di Macky Sall enquête dina kay nee nañu li mu santaane moo di ñu boole doole yi ngir jële fi mbëkk mi journal Les Échos nañu jugu fi musiba mi ngi fi ba léegi géej gi dem ba soppali ko doone armeel ngir ndawi réew mi gouvernement bi mel ne ku ca tële gouvernement bi moo jaay géej gi moo tax gune yi jël gaal yi la Sénégal nee nañu wax jooje ministre de la pêche Aliou Ndoye nee na du ko dégg yëral xët mu njëkk journal bi ba muy dalal coordonnateur yu conseil local de la pêche artisanale di CLPA yi fa la xam leen ñiy wax loolee xamuñu lu ñuy wax li sababoon ndajama journal L'As nañu moo di fexe ba amuk déggoo ci diggante ñi séq napp gi ngir ñi yëngu ci napp gi mën a dund ci napp gi ñi séq pêche artisanale bi ci réew mi yéenekaay bi nee nañu ànd nañu ak seenu jëwriñ ci doxalinam Abdourahmane Kane dib sociologue mi ngi xëy di jàngat ci Source A li tax ba gonay réew mi jëlaan bëkk mi Sud Quotidien nañu ak lu ci mën di xew li xew mu di li indiwaat Barça wala Barsax opposition bi ci réew mi ngi koy jiñ état bi di raggub deram kenn ci gaay yi état bi di Dame Diop ministre emploi ak formation professionnelle di wax ci xët mu njëkku la Sénégal ne réew mi di Sénégal amul problème emploi yi am ci réew mi bari na ci yoo xam ne ku ko dégg jàpp sa gémmiñ ubbi Libération ñaari góor lañu bett ca porte du millénaire ñuy siim seen maringaañ di def yëfi saay-saay police bu Rëbës moo doon def ay patrouille ba fekk leen ñuy warante L'Observateur nañu ñoom ñaari góor jigéen yooyee ba ñu leen bettee ñuy def yëfi saay-saay kenn ki dafa daw soobu ca géej ga ñu wàcc xew-xewu jamono yi te wax ci tiis yi war ci kaw presse réew mi journaliste bii di Awa Dabo journal Vox Populi xëy na di ñu ko tàgge ba bind ne aw mu daloon mi dal ak tey ak lewet ga mu ñëwee woon noonee la demee. Universel Pousse ak seen kenkeyri AAD Abdou Alima Diop ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. fanweeri minute ak ñett sënkam moo bootu ci benn waxtu du une heure foofee kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kàddu gi amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen Aliou Ba moo nekkoon ci machine bi réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital soxna Yacine Pouy réseau d'antenne pod Pape Oumar Diaw jàngeen jëf mbokk yi ci kanam tuuti